mën a nekk xam nañ ko bu boobaa askan bi dinañu àtte mais tant que nanguwu leen def loolu nanguwu leen feeñ ci affaire bi jéem leen concentré wu ci Thierno parce que def ngeen loo xamante ne tey jii askanu Sindia su nelawoon tuuti rek Thierno Diagne mooy gañewaat te kon yéen ñëpp pour des fins personnelles des intérêts crypto personnels di ngeen xañ Sindia vraiment nit koo xamante ne c'est un don de Dieu c'est un don du ciel mais c'est dommage pourquoi parce que tey jii gaal boo ci nekkee nga yor sa ëmb keneen yor ëmbam ngeen nekk ci gaal boobu pour ngeen di traverser géej bu ku nekk ñaanee sa ëmb na mucc sa ëmb moroom su muccul su gaal gi suuxee sa ëmb dina suux ba suuxaale sa ëmb moroom kon li ci jara ñaan mooy gaal gi na mucc ëmb yépp génn parce que tey man su ma ne damay xool mbokk wala damay xool sama xeet je suis minorité wala dinaa xool Yankhoba Aïdara wala Moussa Ciss wala peut-être Aman Ndaw Sène wala Ousseynou Ngom fu ñu nekk ma dem fa parce que samay frère lañ ki nga xamante ne pël la su xoolee ne man pël lay votel du objectif parce que pël bi mu nar a votel bu fekkee pël boobu jàngul wala mënul yor Sindia wala mënul yor askanu Sindia peut-être que moom benn yoon dina am ordonnance wala mu am benn xaru tabaski jeex na mais dëkk bi yépp lay noot te fen du dox il faut ngeen xam ne Sindia 19 villages la ak ay amoo yu bari am na ñoo xamante ne yéen chance bi ngeen am tey boo leen waree ñi nekk Sindia ville lay wax tey parce que candidat yëpp booy xool secteur boobu lañ concentré wu tey am na ñoo xamante ne bu ñu buggoon jël oto pour dem Dakar dañuy génn seen kër sangu ba set dem jëli oto dem Dakar mais am na ñoo xamante ni bu ñu waree dem Dakar dañuy dem jël kalando jël tata jël leneen pënd poussière ñoo dem Dakar te Sindia lañ bokk tali bu baax amuñu ko xalaat leen ñooñu nag seen maternité yi nu ñuy mel seen hôpital yi ni ñuy mel seen doom yi war a jàng ji pour suba ñu tekki nan la ñuy sonnee ci conditions yi te ñooñu amul kenn ku leen représenté ci kanam ku dul ñun ci ñun la ñu yaakaar ñu changer seen condition bu fekkee ñun nag ñooy jàpp suñuy intérêt bopp kese nara ñëw ne dañuy jiite ku ci nekk di xëccoo palaasu Thierno Diagne sama gars yi am na lu fa xew moo tax nag il faut ñu éviter dama koy faral di wax communautarisme man Saafeen laay votel man bambara laay votel man pël laay votel siin laay votel wala Sindia laa dëkk doomu Sindia laay votel c'est des discours yoo xamante ni ça n'a pas de sens amul sens parce que boo jayee gumbo ba mu dem jënd billet cinéma pour seetaan film boppam lay nax nit du jaaxaan di saw parce que sa kaw lay tooyal ki nga war a ngemb ko parce que dafa am compétence ngemb ko parce que dafa am capacité ngemb ko parce que dafa mën a yóbbu askanu Sindia ci kanam parce que lii rafetaayu Sénégal li defar suñu culture ñun mooy notre melting pot ñun ñëpp ànd ñun ñëpp bokk tey kenn mënul wax ne ñaari nit yu nekk ci mbedd mën nga xàmmee kii tukulóor la wala séeréer la wala joolaa la wala njaago la ñun ñëpp benn lañu donc yooyu ñuy déplacé ci biir candidature yi loolu su demee mairie loolu moo fa nar a xewi ji te bu leen fàtte ne localité bu nekk xam nañ nombre d'électeurs bu fa nekk mais yooyu noonu am ay nit yi nga xamante ne ñu ngi toog seen kër man de damay voter diw sama mbokk la naa ko votel ñooñu nañ def attention xoolal diw bi nga xamante ne yow fa nga nekk boo sante yàlla sax am na koo xamante ne bu jiwee gerteem pour mu jaay ko sax problème la kooku xañ nañ ko lépp te yow sa carte boobu ngay sànni ji moo mën a sauver kooku au lieu nga xool ki mën a dem nga ne naa dem ci sama mbokk xanaa xamul leen ne population bi rek am na nuñ doon taxawee candidature yu bëri yi du am parce que da leen di leer na am na ñoo xam ne vote sanction la ñuy def vote utile la ñuy def
c'est-à-dire vote bu am njëriñ loolu moo xew ci àdduna bi jël sa carte sànnil ko koo xamante ne moom moo mën a amal askan bi njëriñ te loolu ni nga koy xamee mooy borom nga jël sa temps nga jàngat ko ñun wax nañ ko fii nañ def opération téeméer loolu la ñu waxoon opération téeméer ku nekk nga jël téeméer dem jënd crédit téléphone ñoo toog xool candidat yépp nga dugg internet xool seen parcours am na internet candidat yooyu dugg doo leen fa gis mosuñu def dara amuñu sa diplôme duñu fa def dara donc gis nga du révolution mais développement c'est toute une mentalité moo war a dépasser yenn affaires yi parce que tey jii tey bu ñu xoolee chance bi ñu am Sindia mooy que ne Sindia day màgg ñun dañuy am chaque fois ay mentalité yu bees parce que nit ku taxu si Sindia rek indi na xam-xam bu bees indi na xalaat bu bees indi na doxalin bu bees donc renforcer na la doole donc te kooku dootul dem Sindia la dëkk waa Sindia la même droit que yow donc ñooñu dañ ci war a bénéficier wu te ñooñu de passage maa ngi def appel à ce que ñooñu nañ impliqué wu ci politique wu Sindia parce que buñ ci jàppul rek dina am neneen nu muy demee te le monde actuel a dépassé benn genre niveau de truc yi parce que carte boobu ngeen di xeeb ku ci nekk bu xeebee ne sama carte bi may sànni ne benn dong la benn boobu li mu mën a changer li mu mën a defar ci yaakaar yu tas dafa bëri kon boo koy joxee xoolal ci yàlla xoolal si yonent bi xoolal li nga war a amal sa askan jëriñ parce que kee di nekk ci mairie bi ñu koy fay ñu naan mooy defar mooy développer sa dëkk sa carte bii bu dee bokk na ci ñu ko fal yi mën na am sa carte bii rek moo tax mu mën a defal kooku kon kooku yaakaar bu mu defar rek yaa ko def kon nañ xam ne noonu la ñuy falee ñu génn ci mentalité yooyu yëpp xool kan moo gën ci askan bi pour une fois ñu jël ko def loolu donc loolu c'était juste benn analyse boo xam ne ça m'engage personnellement comme que ñun dañu wax ne suñu laajee suñu xalaat dañ koy wax amuñu ci tabu ba ñu ku ñu mere parce que utuñu poste utuñu place ñoo ngi sant yàlla donc li ñu xalaat dañ koy wax parce que bi ñu jógee di xeexal Sindia boobu yàgg na dégg nañ lu ne wéetoon ci xeex bi tey mu dem nag ba alhamdulilah def nañu éveillé nañ conscience yi candidat yi sax bëri nañ nit ñaa ngi ñoo di xeex kon dañu ne loolu sant yàlla la donc boobu moo gënoon metti que léegi kon tey ku ñu mere suñu yoon new ci ndax ba ñuy jóg di xeex xale yañ daan xeexal tey xale yañ daan bokk di leen conscientiser di leen indi tey ñenn ñi ay commissaire lañ ñenn ñi ay professeur ñoom commissaire Diallo Habibou Diallo ñoom Cheikh Dione fonctionnaire ak ñeneen yàgg na boobu ñoo ngi woo booy di ñëw di def réunion ndeysaan bëgg seen dëkk boobu jàng nañu alhamdulilah année bi yàgg kenn duñu dégg ba tey jii ñu dem nag ba vraiment conscience yi ubbeeku vraiment ñu ciy sant yàlla bu baax a baax li ñuy wax ni képp ku nekk Sindia ngay wax patriote xam nga la cee mooy kan xam nga ne bu muy xeex ñu bëri jóguñu di xeex ku dem nga laaj docteur Ciss wala nga laaj ñeneen yan année lañ doon def ay réunion ay rassemblement ay xeex ay vidéo ay lu ne de passage di gërëm Seydina Diouf di ko wax ne vraiment hasta la victoria siempre camarade dañuy dem rek ci kanam donc pour bañ live bi yàgg ñu dugalal leen rek benn audio boo xamante ne dafa fuité ñu def ci quelques jàngat nag parce que nag dafa jot nag vraiment dafa jot ñu def ay jàngat ci terrain li ma bëgg wax mooy les comités électoraux villageois ñu ngi jéem a def di jéem a góorgóorlu waaye li ñuy wax ay coordonnateurs. bon baal leen ma parce que je crois que dama juum du boobu laa bëggoon teg voilà je crois que c'est celui-là que je voulais mettre voilà je crois que c'est celui-là. C'est très grave c'est très grave parce que ñu demee ba ay kii di fuité. On les a intoxiqués ba kenn xamul ñun ñoo ci xam dara tey au niveau de Djilakh bi ñu commencé def suñu tournée la ñu commencé di yee nit ñi il faut des explications claires et aussi
nous on a un produit. Le produit qui est à la tête de notre coalition Thierno Diagne est très difficile à défendre, pour qu'on se dise la vérité. Parce que daanal woon dem fenn li muy def nii ba léegi moom lay def toog Gandigal nit ñi ñëw fa mu foog ne on a du plaisir pour rester à Gandigal. Non, Gandigal suñ fa ñëwee ñun en tant que politicien ci période bi ñu toll dañoo ñëw am problème bi ñu régler si. C'est une question de quelques minutes mu libéré ñu dem ñu ko ni suñu liggéey mais Aliou Faye su fa naree jëw Thierno Diagne téye ko fa te recevoir ñoo xamante ne kenn xamul ay businessman lañu wala truc de ce genre day mel ni man li may def fulaalu ko te man yoruma suñu gañee man dama yor signature Thierno Diagne moo yor signature moom laa koy utal li may liggéey moom laa koy liggéeyal sooy xool avantage yëpp moom moo koy yor man awma ci benn avantage kon donc na gën a jox nit ñi cër Thierno Diagne quoi qu'on puisse dire il ne respecte pas les gens. Il ne nous respecte pas. Loolu nañ ko wax suñ ko falaatee au niveau de la mairie de Sindia il va continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Man je le dis haut et fort. Il s'est passé plus de 6 heures de temps presque à Gandigal. J'avais une réunion mais dama ko mujjee perdre. Je n'ai pas fait cette rencontre mais mu recevoir ma ne ma Aliou Faye nii ak nii man ma dëgër bi man ma daw dem campagne parce que aussi man bëgguma gàcce chez moi je ne veux pas être humilié ku bëgg ñu humilier la yaa xam mais man bëgguma ku ma humilier voilà. donc kooku ngeen dégg audio fii te noonu mooy Aliou Faye nag dama ciy def tuuti taxaw rek def ko exemple frère je n'ai rien contre toi hein. Je te salue de passage waaw mosoon nañ benn combat en cours de route nga lâché ñu mais bon après on a compris Aliou Faye moom mooy chargé de communication Thierno Diagne Aliou Faye mooy tête de liste proportionnelle bu Benno Bokk Yaakaar Sindia donc le même Aliou Faye dafa amoon ay moment ñuy xeex ci Babacar Ngom affaire yooyu Ndengler alors j'avais commencé à publier acte yooyu ngeen doon gis noonu kayitu terrain Babacar Ngom yeeg yëpp man maa ko génnoon publier ko parce que nag voilà benn instant sooy xeex foog nga voilà ñun xam nañ c'est pareil que leur panel Facebook on a tout infiltré ah mënuñu bu leen neexee ñu yaakaar ku leen neex mais mënuñu ci dara mënuñu ci génne ah parce que voilà c'est le monde qui fonctionne comme ça on est obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous voilà donc quand ñu publier papier yi xool affaire yi muy affaire yu doyoon waar mais suñu objectif moo doon pousse Babacar Ngom mu liggéey parce que xamoon nañ ne titre foncier la yor pour nga attaquer ko il faut nga dem ci soubassement yi te vraiment dafa am loi lu mu wax ci titre foncier maintenant la solution c'était de faire des buzz attaquer ko def sukkandiku ci Ndengler bi ah def buzz ndax mu liggéey ndax waa Jilax mën vraiment am tuuti kii quoi. À ma grande surprise, ce Aliou Faye là était à la radio. J'étais à Paris, mais wax ak ñoom. Bon, le gars, quand il est sorti, après, man, j'ai essayé de voir. On m'a dit, ci liñ ma wax dafa am solo ma delluwaat ci parce que gis nga histoire boo ko xamul doo mën a def analyse bu concret ci nit ñi psychologie doomu aadama yi quoi. Bi mu génnee dañ ma ne sa waa ji dootul wax ci Ndengler. Day jàppale Thierno Diagne parce que bi mu génnee dafa am plainte buñ ko indil plainte boobu diw lañ ko indil te diw liiwam la tey ngay gëj a dégg mu wax ci Ndengler ma ne ah bon ñu ne ma waaw et finalement moom lay gis mu daan jël micro di défendre Thierno Diagne fexe ba convaincre waa Ndengler xeex bi moment niñ ko naroon procéder sax mu orienté ko pour fin wu Thierno Diagne mais lii gën a doy waar mooy Aliou Faye kenn déggu la bi ngay avant ñuy def liste yi kenn déggu la mais dañ la def liste proportionnelle mu leer la ne Thierno su gañee da ngay jàll Thierno su gañewul da ngay jàll moo tax nga am fitu wax li di défier Thierno mais en même temps soo amoon xalaat tuuti da ngay xam ne Thierno Diagne moo la gën a nekk ci sa position parce que Thierno d'accord li nga wax dëgg la faalewul kenn wax nga ko ci sa audio boo leen ko falaatee li mu doon def la doon def lay defaat jikkoom la du deñ
falewul kenn il est arrogant mais dama bëgg nga xam ne Thierno yéen ñi ko wër soo leen campagneul perte ngeen parce que Thierno du campagne munul campagne Sindia te Thierno su daanu woon tey jii moo ko gënal yéen il faut ngeen xam loolu Thierno bu daanu woon tey jii moo ko gënal moom Thierno benn coow li dina wàññeeku ñaar tekki na ba pare ñett ci lay mën a peut-être day daw génn Sindia day daw il faut ngeen yeewu il faut ngeen mën a toog analyser psychologie nit analyser comportement am xam nit ki démarche yi muy def parce que Thierno avec tous les moyens yi ñu déployer ak réunion yi ngeen def ak li ngeen def yépp ci élection yi enjeu bi nii yow nga nekk communication nekk koo xamante ne yaay tête de liste proportionnelle yàgg say ñooñ mënu leen gis Thierno Diagne xam ngeen ne loolu ngeen di def ñoru ko ñoru ko dama leen koy baaxee ngeen xam ne ñoru ko mais man li ëpp solo ci sa wax ni gis nga Aliou Faye nit du nekk noonu boppam tey lee nga sa waa dëkk ba am na ci ñoo xamante ne yaakaar nañ ne Thierno Diagne moom mooy ki gën ci ñoom mais yow sa bopp yàlla moo la weer nga wax ko Thierno dafa arrogant Thierno respecté wul kenn te ku respecté wul ñi muy àndal respecté wul kenn nan ngeen ko war a bëgg falee pour mu respecter mairie bu muy nekk yéen a gën a xam ne Thierno mairie boo xam ne daawu fa ñëw buy ñëw mag bu wax mu jànni liggéeyul amul bilan ngeen bëgg ko campagne loo kon Thierno kooku mosul respecté askan bi xam ngeen loolu peut-être téye na la ci point ndax plainte yooyu ak ñoom seen ak affaire yooyu xëy na peut-être laa wax damay laajte nag waaw wa ilaa yow nga xam ne yow sa bopp sa intérêt bopp moo tax nga topp Thierno mais vraiment ne Thierno dama soxla ku baax ci askanu Sindia xam nga ne Thierno baaxul ci askanu Sindia yaa ko wax mu ngi nii ci say audio nga koy wax man xam nga parfois dafay am lu may jaaxal yow da ngay nekk ci dëkk boo xam ne plus de 40,000 habitants ñeent fukki junni nit ak lu teg mu leer la ne soo waxee ñëpp dégg la yow nga war a nekk noonu ñooñu ñëpp seen yaakaar ak ñoo xam ne yow nga wax loo xamante ne ñooñu ñëpp ñu nekk sa waa dëkk dañ lay jéppi ba pare li nga leen di wax leer na leen leer yàlla ne nit kii li muy buboo nii nekkul ci moom nga am ay doom am ay jabar am ay sœur am lépp nekk ci askan boobu vraiment continuer il faut vraiment être quelqu'un koo xamante ni vraiment xëy na y a quelque chose qui n'est pas normal chez vous y a quelque chose qui n'est pas normal chez vous je pouvais mënoon naa teg fii yeneen audio mënoon naa teg fii mais c'est pas l'objectif parce que yow yaa ngi wax naan Pape Diallo na génn dem campagne Cheikh Dione na génn dem campagne c'est léegi mais fu ñuy campagne ak lan la ñuy wax nit ñi ñooñu dañoo tal seen bopp te koo leen ci jay ba mu nax boppam dugg ci askan bi naan mu ngi campagne dama leen koy waatal de di ngeen gis loo leen mosul gis parce que li ngeen def xam ngeen ko li ngeen def askan bi xam ngeen ko li xew xam ngeen ko kon du yéen a mën a dem jàkkaarloo surtout que maa ngi gis ne am na ñuy bricoler ay kii ay bilan ay jéem a kii mais lu concret kay ñëpp xam nañ ko dëkk boo xam ne defu leen fa bilan jël ay milliards exécuter seen budget xaw ma plus de ñaata % déjà man damay faral di wax naan les 9 compétences parce que xam naa moom les 15 compétences yi nga xamante ne ñoom lañ transféré ak leneen xam amul lenn ci lenn loo xamante ne mën nañ na kii xëy na domaine am xanaa xale buy jàngee primaire sax boo ko laajee yan matière ci lan la gën a ay dina la ne peut-être mathématique wala mu ne la histoire wala mu ne la géographie wala mu ne la économie familiale wala mu wax la leneen xam nga donc yéen dara ngeen di continuer di insister nii bon su ma doon yéen Aliou Faye yow il faut que dès maintenant ñooñu noonu nga dem poser leen question wax nga ne Pape Diallo day daw nangul génn dem ci nit ñi wax nga leen lan moo tax demal ci ñoom dinañ la wax lu leer nañ ñii duñu génn Omar Pouy boobu ngay wax buy génn du biir Sindia
te feneen fa muy génn ñamu war a àndal buñ demee am na keneen lu mu def foofu te yow mii di wax waa Jilaax bu ñu xamee yow lan nga représenté ak ki ngay jàppale lan la def xam nga ne doo xej Jilaax doo wax ak kenn parce que doomu aadama ñàkkeewul noonu fayda nga ñëw salfaañee alalam noot askanam nekkeewoo fi dara lu dul sa bopp ba pare ñëwaat naan danga koy convaincre pour mu tabaat la nga gën ko noot non amul ñu ñàkkee fayda noonu foofu yow yaa xamul wala peut-être xëy na bon am nga li nga bëgg parce que def nañ la liste proportionnelle donc c'est bon Thierno day perte da ngay jàll conseil donc voilà tu t'en fous te ngeen bàyyi xel aussi ne yéen ñu mel ni yéen dañoo bëri frustré yi waxoon naa ko fi ñi ànd ak Thierno Diagne parce que mooy système mu mafia am boobu mu doon def di xoqatal nit ñi di leen téye ci point di leen njatt xoj leen ci put ba ñu ànd ak moom yow danga cee bëri morom te yow ci nga bokk ñeneen ak ñeneen ci lañ bokk donc yéen seen géew bii day tas est-ce que sax élection yi di ngeen ko eggali c'est la question que je me pose est-ce que vous allez finir ces élections-là loolu c'est une question donc voilà loolu moo doon suñu jàngatu kii bi parce que vidéo bi mu ngi presque 46 minutes donc voilà dañuy jéggalu rek su amee kàddu bu offensé nit ci ñun la di jaajëfal ñëpp di ñaanal suñu kilifa yi vraiment ñu yàgg fii suñu wet di ñu conseiller di ñu tette ba ci kanam di remercier toute la jeunesse ak l'adhésion massive yi ñëw ci docteur Moussa Thior di leen sant di leen gërëm di leen wax ne le combat continue ñun nous faisons confiance à la population de Sindia xam nañ ne lu baax lañ bëgg et puis ensemble nous allons gagner les élections et que dinañ gérer mairie bi incha allah ba ku ci nekk gis ci boppam incha allah donc di leen jox dig daje ba beneen live parce que am na sax yu bëri yu ñu waroon live mais xam nga information da nga koy trier am na yoo xam ne boo ko waxee mu leer la ne dafay indi ay frustration day weer nit ki wala day indi loo xam ne du la jëriñ du jëriñ leneen parce que aujourd'hui yenn révélation yenn scandale yi bu ñu ko fi naree wax xëy na dañuy charger nit ñi rek waaye ñun suñu objectif mooy ubbi bëtu nit ñi ñu xam ki gën ci seen askan votel kooku donc ci biir loolu bu ñu gisee ne askan baa ngi adhéré ñu ngi gis ñu ngi vraiment ñu ngi ñëw ay adhésion massive dañuy xam ne askan baa ngi gis nit ñi doxale donc du jar yenn kii ñu koy def waaye li ñuy jot ci information dafa doy waar yéemi na trop je pense que sax live prochaine bi parce que dañu waroon jël benn live prochaine pour def pour wax ci suñu manifestation bi ñu nar a def Sindia boobu nag dañoo invité opposition bi yëpp leader yëpp ku ci nekk nga invité say militant candidat yëpp ñu ñëw ku ci nekk nga indi say élément de preuve la ñu wax de yi nga am waxuñu nag ay diffamation ay spéculation waxuñu lool képp kuy victime u régime u Thierno Diagne nga ñëw ñu ñëw def benn manifestation xamal askan bi xamal Macky Sall aussi ki mu tànn voilà donc manifestation boobu dinañ ko def Sindia donc dañ ciy def live spécial je pense que ne semaine prochaine lay doon pour que ñu mën a wax vraiment grande ligne yi ñuy jël parce que am na scandale yu rëy yoo xamante ne yi xam nañ ko yi xamuñu ko yoo xamante ne ñu ngi foofu donc yooyu dañuy ñëw jox nit ñi ligne pour ñu mën a génne ñëw ñaxtu